mbokk téléspectateur suñu mbokk internet yi di leen nuyu rek ba léegi ñu ngi ci seen reportage du jour ñu fas yéene dalaat beneen invité di Malick Diabou Seck Malick. nee naa la. maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu man tamit di nuyu internetu yi nga xamante ni ñu ngi jàkkaarloo ñun di ñu seetaan. Malick rendi budul paaka. inspiration boobu fu mu jógee. waaw booy xool rendi budul paaka moom même le nom rek tu sens que lu metti la donc damay wax ak góor ñi nga xamante ni ñi ngi mettital jigéen ci seen biir néegu sëy ku jigéen kii di souffrir ba souffrance boobu mën na ko yóbbu tu vois mën na ko fàtt donc loolu ma ciy waxtaan ak vie de couple yi vie de famille yi di ci lancer message boo xamante ni lu am solo la tu vois parce que booy xool amul sens nit ki nga ëpp ko doole wan ko amul benn sens tu vois sa jabar ndax jigéen dans tous les cas dafa faible jigéen naturellement dafa faible donc nag rawatina ñu jox la ko ak diine bu mu mën a doon sax je pense que ni benn diine jëlul jigéen égalé ko ak góor donc yow déjà tolloolew ñu leen nga takk ko te balaa mu la koy nangul confiance lay am ci yow parce que jigéen loolu lay njëkk a ànd ak góor confiance donc mu ñëw mi ngi mel ni nga jàpp jën nepp ko ba mu ñëw jël rek dugg ci cin li déedéet du noonu kii ba doomi aadama la ndax da nga dem wax ko wax joo xamante ne tax na moom mu wóolu la da nga ko wan jikko joo xamante ne dafa tax mu wóolu la vous voyez donc da nga ko wan ci lépp loo xamante ni dafa tax moom en tant que jigéen ak li muy faible mu yaakaar ci yow sëy nee nañ 3 mois de bonheur la man contre naa loolu sëy bonheur éternel la mais nag ci kaw nga xam ni ki ñu la jox di jigéen buur la yow yaay jaamam yow góor donc nag loolu lépp loo ko nangulee ba nangu ñëw sëyal la ngeen am ci ay doom waaye yaa xayti mu laa ne xoolal ni sa nawle ak yaayu say doom mu ne ci kër gi wàññil métital gi bul def te ni dama koy def en tant que góor maay sa borom kër amoo fi baat ba tax na lu ma neex laay def boo waxee ma saaga la boo waxee ma dóor boo waxee ma jëfandikoo doole waxee ma jëfandikoo xàddu gu ñaaw te ku jigéen ki amaana dañ naan say xare la saa yoo ci juree doom jam nañ la tu vois donc yooyu pour man dafa nekk yoo xamante ni dafa war a xewi yaa ngi ko war a gën a mën a respecter sax bi ngeen ci juree ay doom tu vois mais bu waxee ci say kanamu doom nga toroxal ko bu waxee ci say kanamu doom nga métital kàddu yu ñaaw wala nga jëf lu ñaaw te amaana du ci mën lu bari kooku yaa ngi koy dund loo xamante ni yaa ngi koy rey te deewut tu vois moo tax ñuy wax lancer message boobu à l'endroit des couples que ñu rafetalaat daal bu baax a baax. ñu rafetalal métit yi bëri na souffrance yi bëri na ba tax na ñu fas yéene xuus rek ci violence conjugale Malick violence conjugale yi nekk na sujet tabou boo xam ne kenn waxtaaneetu ko lan mooy ban jàngat nga mën a def ci loolu. mais jàngat bi ma ci am Adja dafa nekk loo xamante ni yéen jàpp ngeen ni yéen seen problème yéen ñaar ngeen di régler mais romb na foofu parce que meññeef yi ngeen ci am doom yi ngeen ci am loolu ñuy gis ñoom jàpp nañ ni loolu mooy sëy te doom yooyu ñooy génn ci mbedd mi lëkkaloo ji ak yeneen i nit loolu lañ fay waxtaane loolu la ñuy jëfante parce que c'est des révoltés loolu la ñuy xam dañ naan jàmm ci réew Adja mi ngi tàmbali ci biir néegu sëy bi ndax nit ñi couple bi ni ngeen nekkee ci biir néeg bi noonu ngeen di génnee ci saal bi la ca saal ba mooy génn ca mbedd ma kenn ku ci nekk ambassadeur nga say doom bu ñu génnee li nga leen jàngal yow li nga leen yare loolu la ñuy génnee ci mbedd kon nag fexeel ba waay bu ngeen di waxante du ñàkk nag ndax bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk mais bu ngeen di waxante samp leen cadre de concertation seen biir sëy loolu na ci bokkaale quand ça va mal naka la ñu mën a def comprendre nga donc yéen a ngi yàq éducation xale yi yéen a ngi def ay xale yi ay révolté mais parfois aussi góor ñi dëgg la ñi ngi wax ak ñoom sama mbokk góor ñi ngi wax ak ñoom ngir ñu xaw a rafetal tuuti mais da nga ciy gis jigéen tamit léeg-léeg noonu làmmiñ bi comme kaani Tyson quoi te xam nga nit aussi nit nga képp koo gis muy dem am na réaction am na instinct animal tu vois góor bu yàlla may kattan may ko lépp li ko yàlla may aussi nga toog jàkkaarloog moom di jigéen yor sa làmmiñ parce que nee nga làmmiñ nga am na kàddu goo koy wax
buy am réaction boo xamante ni de manière impulsive du ko tey mën na ko sax regretter après comprendre nga donc loolu nañ koy moytu daal nañ koy moytu parce que nit dëgg yaa ngi koy xam si bu meree wala nekkul voilà donc nit ku mat dëgg su meree sax danaan tekk bàyyi ba giif woo ki mu ko séqal ne ko kañ te gis nga woy dëgër bopp boo mën a gis nag yan ko lu mu àttanul ji ko kersa parfois jigéen ñi da ngeen dul waddu seen làmmiñ nag di am na kàddu yoo xamante ne bu ngeen ko yëkkatee góor moom xar suuf ci dugg ci rek lay dugg waaye da ngeen a sikk waaye léeg-léeg da ngeen di tooñ de fi nga daanelee rek foofu laay yëkkatiwee Malick gisuloo ni plaisir de soi wala plaisir sexuel nekk na raison yi tax violence conjugale yi bëri. Oh, moi je pense que manque d'éducation am na ci wàll quoi am na ci wàll parce que voilà mën na ci nekk mais li koy indi bari na li koy indi góor goo xamante ni déjà jàng nga nan lañ parce que sëy aussi gis nga Adja sëy ñu ci bari bokk dañuy xëy rek ne sëyu léegi yi war nañ xoolaat nañ koy takk dañ leen war a former ba noppi nag parce que jamono ji dañoon dund jamono ju metti les hommes sont déjà assez stressés góor gu xëy 5 heures du matin di daw mi ngi ci dëkk bi tëñëx yi ñëw dëkk bi metti muy bëgg léeg-léeg du ko am muy wuti muy metti ci moom mu ñëw ci kër gi soxna si am nu mu waxee rek mu yebbi ko coono gi tu vois góor na jàngi muñ jigéen jàngi muñ donc loolu je pense que c'est la base daal kenn ku ci nekk bu xamee ni man kat kii ma nekkal sama nawle la am na loo xamante ni waruma fa yegg ak moom lu mu metti waruma fa yegg ak moom je pense que ni à partir de ce moment dootuñu wax ay waxu violence quand même te dañuy wax nga ko ci say kàddu xale lu mu gis su génnee lu mu gis loolu lay répété gisuloo ni jot na pour waajur yi parents yi jël seeni responsabilité vis-à-vis des enfants sachant que xale mooy yor réew ëllëg. waaw mais loolu moom gis nga daan naa dégg Aziz Samb suñu mag jooju nga xamante ni vraiment teel na investir ci xale daan naa dégg muy wax benn phrase naan le meilleur service qu'on peut rendre à un enfant c'est de lui donner une bonne éducation. ma ni Aziz su ma ko mënoon a jege wala mënoon wax ak moom dama naan ko tekkil leen kàddu gi faram fàcce ko ndax kàddu gi mel na ni benn phrase mais am solo goo xamante ni waajur bu ne war na ko xam gis nga soxna Adja bis bi la yàlla mayee rek meññeef bant rek bis bi la ko yàlla mayee yow waajur bi war nga taxaw xam ni lépp waratu la lépp looy def ca àdduna ak lépp laax nag sa liggéey ca sa vie quotidienne lépp looy dugg rek yow sa réflexion bu njëkk na dem ci ne na rafet ndax sama doom man maay seetoom bu njëkk. Malick ci kaw gàttal su ma la naroon a ne un coup 1 an de prison loo may tontu ci loolu. le coup moom ça mérite 5 ans de prison je ne cautionnerai jamais le fait que nit di joxe coup góor di joxe coup mais nag nga baal ma yaay laaj waaye dama la bëgg laaj une langue de vipère ban peine lay am moom. raay ko ba mu neex rek nga tëdd ak moom. da lay wax kàddu bu ñaaw nga raay ko ba mu neex. waaw neexal. semaine de la femme la ñu nekk. waaw loolu tamit jigéen ñi pour man war nañ ci jàngaat lu bari semaine des hommes amul xam nga yéen yàllaa leen njëkk a màggal ku ne sargal na leen semaine de la femme xawma femmes yi moom dañ leen a bésal sàkkal ay bés. Adja pour dire damay profiter di waxtaan ak samay sœurs jigéen ñi yéen dañ leen a sargal fa yàlla fii ci jamono fii ci àdduna ñu sargal leen fépp li laay war a suuli xamaat leen seen bopp. Adja jigéen valeur la une femme qui meurt toute une nation meurt un homme qui meurt c'est qu'un seul individu qui meurt. donc jigéen foog ñu toogaat école yi damaa jàng ne war nañu dem di jàngalaat lan mooy jigéen mais nag léegi li ñuy gis ci dëkk bi ëpp na Sénégal tu as l'impression que ni Hollywood nga nekk wala xawma fan c'est-à-dire suñu jigéen ñi ormal la tuñu seen bopp te cër gan leen waroon jox nag jox nañ leen ko xam nga ni li gën a bon ci àdduna ñu jox la cër te teewloo cër bi man bi ma tàmbalee way ba tey kàddu gu ma yëkkati di nga ci gis ma défendre jigéen. macha allah mais nag dafa mel ni dañ leen a jox cër gi ngeen jàllax ko
téewaat leen ko waaye ngeen fonk ko. loolu moom du ma ci wax damay bàyyi rek mbokk internet yi ñu wax ci. du noonu déet bàyyi rek ma noppi ci. moo gën a wóor ba tax na ñu ngi ci cëppaandaw reportage bi. Malick semaine de la femme la ñu nekk lan la ñuy def pour lan ngay def tey pour jigéen ñi lan nga ñuy proposer jigéen ñi balaa ñuy tëj rek reportage bi. xanaa di leen ci ñaax di leen soññaat à ce que ngeen xamante ni dañ naan xale moo yorum réew ëllëg waaye je pense que ni jigéen moo yoru réew moo yor àdduna de manière éternelle toog leen bu baax a baax profité wu leen ci moment yu mel nii ngeen di xoolaat seen bopp. waaw soxna Adja wax dëgg yàlla di ci profité di lancer message ndax mooy li ma wax léegi rek jigéen na xamal boppam léegi-léegi di leen taxaw ci seetu. naan mankat lii di am wala yii di am ban responsabilité laa ci am man laa mën a taxawee temb ngir lii doon fi amati xam nga léegi ñu naan divorce taxawaay na jigéen ñi taxaw xool lan mooy seen responsabilité ci loolu léegi ñu ngi naan xale yi taxawaalu ci mbedd mi bari nañ ainsi de suite déjà parce que xale yi voilà surtout jigéen ñi li ñu leen di waxal bari na bët bu rusul toj am na yaa doon wax sànq valeur nañ delloo si ak valeur yooyu xeet sax bu dañee ci jigéen dootul jigéen xottu nit la ko def te nag jigéenu tey yi malheureusement ci seen làmmiñ ci seen port vestimentaire ak ci yeneen ak yeneen kerso boobu dafa xaw a mi ngi jeex daal. Malick lan ngay yëkkati te ñu tëj ni jigéen yaay sama yaay jigéen day jigéen sama wétali ni yow yaay ki may leeral su ma tëddee yow lay waxtaan ma ni jigéen alalu yàlla la day kaay ni yéenay jant bi su ngeen leeree bi lay mu leer kon leeral ñoo mu leer ni yéenay caabi asamaan bu ngeen safoo mën a ni kon di saf li leen indiloon ci 8 mars bi di leen jox dig daje dans les semaines à venir très prochainement. Ce fut un plaisir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.